Yeah, guy. What's good? The king, the god, the Hall of Fame, Lord West. Guys, salam alaikum. Dal jàmm sur ma chaîne YouTube West Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois. yaakaar li may xaar nit ku ne sa wërsëg buy diggi jàppal ni dara du ko dee waaw li ma sonal mooy li ma xamul fan laay mujjee ak ki may doon waaw nee na lu sotti ambaro. Okay, guys, come down. Let's talk about music. Let's talk about hip hop. Let's talk about 4K. mooy maanaam 4K. 4K benn album la benn projet album bi nga xam ne kii di J21 génnee na ko brèvement gars yi bëri xam nañ kan mooy J21 lu mu liggéey mais est-ce que xam ngoon lan mooy J21 fan la J21 jóge en fait y a beaucoup de personnes qui se sont demandé la moo tax sama waaj tuddee boppam J21 te la majeure part des personnes si ni ñu ko xamee woon mooy JP bon J benn diminutif la JP J style américain bi comme nga woowee ni ko D wala nga woowee ni ko A mu ñëw jël J mais 21 dafa am benn affaire bu garaaw boo xam ni moom moo tax ki nga xam ni moom moo di J21 mu utiliser ko mooy maanaam premier point bi mooy date anniversaire am mooy maanaam le 21 mooy premier numéro bi comme man ni ma nekkee le 2 novembre moom mu nekk le 21 le 21 moom mooy li nga xam moom moo di chiffre am le 21 bi muy njëkk a génnee projet am ak deewu Tupac 21 ans la am vu que ni moom Tupac si côté mindset si côté business Tupac daf ko mës a neex léegi nag mu gis ni carrément ni bi muy njëkk a génnee projet am pas li nga xam ne moom moo di album dafa tombé li nga xam moom moo di 21 ans bi Tupac dee le 21 dellu si bi papaam décédé yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi suuf sedd si kawam mu décédé le 19 le 21 lañ dem jëli corps bi en fait retour 21 boobu noonu moom moo tax J21 récupérer nombre chiffre boobu noonu tuddee ko boobu muy J21 parce que 21 noonu benn chiffre la boo xam ni dafay tourner autour de sa vie loolu mooy J21 pour ñi nga xam ni xamuñu ko woon ñu ñëw laajte 4K man en toute sincérité gars yi damay sincère ak yéen bi ma njëkkee gis titre album bi je me suis dit IVK parce que IVK la vu que ni ay lettres laa ko foogoon et je me suis demandé IVK lan la war a signifier j'ai beau chercher à trouver li nga xam ni moom moo di titre bi mais après mes informations encore si laa xam ni 4K la te 4K boobu noonu bind chiffre romain la ñu bindee affaire bi mooy maanaam 4 boo xam ni chiffre romain la ak K lan moo tax j'ai choisi chiffre romain bi boo gisee Rome dafa nekkoon benn genre empire boo xam ni dafa jëloon quasi totalité Europe bi yëpp ba dem ba laal li nga xam ni moom moo di côté arabe yi léegi nag moom suprématie boobu noonu nga xam ni J moom la bëgg a indi wane ne carrément ni job bi nu mu ko commencé ni at monde bi nga xam ne moom lay dugg day dem ba occuper non seulement li nga xam ni moom moo di territoire Sénégal mais day dem ba occuper li nga xam ni moom moo di all around the world mooy maanaam monde bi yëpp la bëgg a jël loolu mooy li nga xam ni moom moo di 4K bi mooy empire romain bi nga xam ni amoon na fi doole ba nga xam ni occupé woon na beaucoup d'espace loolu moo tax mu choisir 4K bi mais aussi tamit 4K bi beneen côté bi moom mooy li nga xam ni moom moo di qualité musicale si biir 4K bi maanaam musique artiste li koy jël mooy maanaam moom qualité texte bindam moom qualité musicale mooy sonore bi nga xam ne moom la lay jox moom qualité graphique bi nga xam ni moom la lay jox mooy maanaam vidéo ak cover yi nga xam ni moom la lay jox moom qualité idéologie la lay indil mooy ma tax 4K yooyu noonu moom lay signifier jéy su ma juumee nga wax ma de bii moom man maa ko si imaginer noonu quoi léegi nag yaa ndax loolu la wala du loolu de ce fait sama waa ji génne na album bi mu def tabac on a vu beaucoup de featuring si biir son yi on a 4 grands artistes yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal gis nañ leen si ku si mel ni Nix ku si mel ni Ngaaxa Blindé ku si mel ni Samba Peuzzi ku si mel ni Dip Doundou Guiss mais man xam ngeen ko du ma nekk fi di wax fii de ay yooyu noonu Malathion laa koy bàyyi moo ko mën Wes Show mënu ko mais man damay ñëw côté carrément si li nga xam moom moo di graphisme en premier temps ñu wax si li nga xam ni moom moo di cover bi si biir cover bi tu vois beaucoup de choses di nga gis benn direction artiste boo xam da lay woon carrément l'idéologie de l'album da lay woon carrément l'idéologie du rappeur en fait comme ni ma ko waxee sànq
j'ai beau essayer à comprendre Jay lan la ma bëgg a jox ci biir album bi ma defee li nga xam moom moo di samay première écoute j'avais pas du tout compris ban monde la ma Jay bëgg a yóbbu et j'ai même appelé MBT laaj ko mais bro album Jay bi gaañ c'est un peu bizarre ok dope na mu ngi nice mais man j'ai pas compris Jay quoi en fait mais à travers cover bi boo ci bàyyi xel bu baax di nga comprendre carrément l'artiste où il veut nous amener en premier lieu dañuy dem ci li nga xam ni moom moo di astronaute ñëpp xam nañ ni moom mooy ki nga xam ni ñoom ñooy dem ci yeneen planètes wala ñu dem ci lune bi ñoom la ñuy yónni découverte fi nga xam ni rarement ngay gis ay nit dem fa mooy maanaam sortir hors de l'imagination génn fi nga xam ni foofu la gars yi doon génn mooy l'identité bi nga xam ni moom la am copié wu ko moom rek moo ko yor d'ailleurs même quand tu vois Jay da ngay sentir ni carrément il fait du mumble rap nag peu d'artistes sénégalais dañ koy def parce que ñun Sénégal la majeure partie dañuy bëgg mbind bi taaru mbind bi leer mbind bi dóob tandis que Jay moom mumble rap lay utiliser si biir album bi aussi j'ai compris quel genre d'artiste est Jay mooy maanaam c'est un artiste biographique déjà parce que transparence la ñëwee foofu noonu wax li nga xam ne moom lay dund selon li nga xam ne moom lay gis moom lay évoquer si li nga xam ne moom moo di chanson comme beaucoup de personnes font mooy maanaam si wàllum thème wala wàllum si dund bi nu mel wala moom li muy jànkonteel mais li si gën a am solo mooy l'entertainment bi nga xam ni beaucoup d'artistes sénégalais ne l'ont pas mooy maanaam entertainment Jay produit la li muy génnee produit la comment faire pour récupérer li nga xam moom moo di recette boobu noonu jëm ko propose ni pour jaay ko foofu lay demee li nga xam moom moo di entertainment si biir entertainment boobu noonu moom ngay def benn genre collaboration ak benn link ak Lamborghini boobu noonu mooy maanaam benn rêve boo xam ne foofu la bëgg a yegg foofu la bëgg a jëm nga ñu am li nga xam ne moom la ñu woowee statue de la renaissance bu Sénégal mooy bi nga xam ni maître Abdoulaye def na ko mooy waajeeg doom jeeg jabar ji foofu Jay en premier lieu li gën a basilaire mooy maanaam Dakar la représenter Dakar auteur bi nga xam ni Jay am na ko suprématie ñu dellu soit bi nga xam ni Jay am na ko loolu lay bëgg a présenter si li nga xam moom moo ni digg townu Dakar moom maanaam day nekk benn affaire boo xam non seulement day représenter li nga xam ne moom mooy Dakar mais day représenter Jay ni muy tiimee li nga xam ni moom moo di yeneen rappeurs yi biir Dakar mu amaat beneen explication tu vois que ni statut bi dafa am li nga xam moom moo di góor am jigéen am doom ce n'est rien que représentatif u famille yu Jay 21 nga ñëw am li nga xam ni moom moo di tama c'est pas difficile à expliquer ñun ñëpp xam nañ ni tama bi Sénégal ñun ñoo moom maanaam tama moom foo gis rek c'est le Sénégal musicalité boobu la fa bëgg a indi te tu te retrouves samit at loolu si li nga xam ne moom moo di album tu arrives à une autre chose mais maanaam cover bi dafa dóob quoi y a l'éclipse da ngay am égal alter ego mais maanaam nit ki li nga xam ni moom ngay dund ak li nga xam ni moom ngay rêver en fait comme ni ma ko waxee sànq on parle toujours d'entertainment on parle toujours aussi tamit nit ki li ngay wax en tant que rappeur boo duggee studio beneen genre nit ngay nekk di nga gis nit bu timide nit bu noppi nit bu cool mais bu duggee li nga xam ne moo di studio beneen genre nit la day nekk benn bête si micro bi day nekk benn bête de scène loolu mooy l'éclipse mooy maanaam lune bi mooy bu seddee naaj bi mooy bu tàngee bu ñu dajee léegi day am benn genre forme boo xam ni nit ki day am li nga xam moom moo di deux personnalités loolu la ñuy wax alter ego li ngay dund ak li ngay am fële na le mooy ñaari personnalité yooyu nga xam bipolaire en fait mën nañ ko tuddee noonu loolu mooy li nga xam moom moo di l'éclipse on voit aussi tamit li nga xam ne moom moo di planète Mars astronaute bi planète Mars d'ailleurs même tu le retrouves carrément suuf su xonk yooyu nga xam ni moom la Jay choisir bi muy def wax clip wax suuf su xonk boobu noonu ce n'est rien que li nga xam moom moo di planète Mars parce que planète yëpp boo fa waree doo fa gis suuf su xonk foofu lu dul li nga xam moom moo di planète Mars en fait loolu la Jay jéem a déchiffrer loolu la Jay jéem a joxe loolu mooy idéologie moom mooy côté artistique bi nga xam ni moom la propose ñi koy suivre si cover boobu noonu ñu dem si li nga xam ni moom moo di titre yi bon si biir titre yi dañ koy lire on a munoo ma résister qu'est-ce que ça veut dire munoo ma résister mooy maanaam Jay dafa indi benn projet boo xam ni munoo ko résister en fait tu l'écoutes da lay voyager loo da lay dugaloo carrément si biir nga mën a continuer nga am continuité li nga xam ni moom moo di album bi boo dégloo munoo ma résister après di nga mën a déglu yeneen son yëpp si deuxième son bi muy génnee li nga xam ni moo di yu film yi mooy maanaam gannaaw ba nga dégloo ba pare est-ce que yaa ngi may feel bro maanaam comprendre nga fi ma ñëw comprendre nga sama mood comprendre nga sama univers léegi tey jii nag yow boo dégloo dara après nga comprendre ko lan nga si def da ngay exprimer wu da ngay wax ak nit ñi moo tax mu indi li nga xam ni moom moo di wax ba muy naan chroniqueurs yi wax leen mooy maanaam chroniqueurs yi comme que da ngeen bëggoon loo leen wax indil naa leen lu ngeen di war a wax waa léegi wax leen
loolu la Jay bëgg a jox li nga xam ni moom moo di chroniqueurs yi mu def benn shout out à li nga xam moom moo di chroniqueurs yi nekk Sénégal yi mu ñëw indi beneen mu mooy raq nag en fait moom mooy thème bi mooy son bi nga xam ne thème la mook système mu koy expliquer di ko protéger en fait raq boobu noonu nga xam moom la lay protéger non seulement da lay wan ne mu ngi protéger rakam vie réelle mais aussi tamit mu ngi protéger nit ñi pour ñuy mën a déglu li nga xam moom moo di qualité de son moom mooy rejoindre li nga xam ni moom moo di 4K mooy maanaam qualité de son qualité d'image qualité de mood mooy maanaam suivre ma bu mu nee yu film mi léegi waxal léegi raq mën nga ma suivre quoi en fait déglu qualité bu baax mais aussi tamit si côté thème bi mooy beneen côté bi tu entends carrément que ni dafa nekk benn nit boo xam ne il essaie de protéger li nga xam moom moo di sa sœur wala koo xam ne rakam la pour mu bañ a dugg si tooxi duuna nga ñëw am beneen son bu tudd kuy sa baay maanaam tey jii nii suñ ko jëlee si li nga xam ne moom moo di liste bi bu la nee rak kuy sa baay mooy maanaam déglu nga son bi loolu yeneen rappeurs yi ñoo ko moom déglu nga son bi cons nga est-ce que xam nga ni jamono jii nii maay sa baay en fait maa ngi bomb est-ce que comprendre mais aussi tamit beneen côté bi nga xam ne mu ngi doon jéem a éduquer li nga xam moom moo di frère am wala sœur am mu ngi ko doon yóbbu ci benn yoon bu baax da ngay gis ni carrément dafa am li nga xam ne moom moo di représentation wu papa représentant wu parent di ko jox conseil en fait boo xoolee son bi ñaari genre son la moom mooy alter ego bi nga gis sànq mooy bipolarisme dafay nekk si benn côté boo xam ni day yeddaate beneen côté boo xam ni ego tripping la nga ñëw am beneen son boo xam ne mu ngi tudd jëw mooy maanaam kon que léegi xam nga ni maay sa baay léegi mën nga ma topp mais ngalawaay bu ma jëw en fait mooy fake friend yi nga xam dañuy ànd ak yow di la wu siiñ ndeke ñu ngi lay lekk sa ginnaaw loolu mooy jëw moom mooy deuxième son ego trip bi nga xam ne def na ko deuxième son thème bi nga xam ne def na ko mais toujours ego trip après dinaa si ñëw nga ñëw am li nga xam ni moom moo di fagaru mooy gannaaw jëw nga ma nag frère boo may jëw booy jéem a def li nga xam ni moom moo di tapé doo booy jéem a yàq sama der si ginnaaw il faut nga fagaru parce que su may ñëw si yow dama lay dal bu metti en même temps nga am beneen fagaru boo xam ne da lay naan fagarul mooy maanaam beneen son thème la nga fagaru quoi nga nekk mooy nga nekk nit koo xam ne tey jii nii lépp looy def nag da nga si def attention quoi maanaam nga fagaru quoi nga bañ a feebar quoi maanaam das dope quoi lii mooy album mooy maanaam dafay am li nga xam moom moo ni benn côté boo xam ni c'est purement artistique ego tripping la beneen côté boo xam ne di nga si jot benn message boo xam ne nit ku nekk bu ko xalaatee rek mën nañ ko utiliser comme benn genre thème nga ñëw am beneen son bu doon glace say gannaaw léegi bett naa la fagaru woo instant yi toroxal naa la boo doon glace say li nag benn ego trip la benn ego tripping bu dóob la boo doon glace say quoi loolu lañ si mën a yokk léegi nag jox ma sa loxo mooy maanaam kon que tey jii nii fagaru nga ruus nga man personnellement dama lay jéggal joxaat la sama loxo nga ñëwaat mooy maanaam jox ma sa loxo ma jàppale la waat nga dellu si mooy maanaam jéggal naa la en fait foofu noonu benn côté bi loolu la quoi jox ma sa loxo aussi tamit moom mooy côté artistique bi nañuy jàppante nañuy featuring nañuy jàppalante parce que loolu rek mooy deal bi mais si côté li nga xam moom moo di tracklist bi comme ni ma ko bëgg a déchiffrer mooy maanaam jox ma sa loxo gannaaw rus nga jox ma sa loxo amul benn problème fàtte nañ loolu noonu nañ dundaat beneen live quoi nga ñëw am li nga xam ni moom moo di ñañaaña mooy maanaam wax ju bëri bi kebetu bi loolu foofu noonu ñañaaña boobu noonu mooy maanaam baa leen di wax te ngeen job loolu mooy li nga xam moom moo di message bi nga xam ne moom la bëgg a jox gaay baa leen di wax te ngeen job mais bu ñu continuer li nga xam ne moom moo di suñu chronologie bi da ngay am ñañaaña kon ko nee na jox naa la sama loxo bàyyil wax bi léegi ñëwal nga ànd ak man quoi léegi jaratul wax seey nga coo jëbul jarul excusé wu baal naa la bàyyil ñañaaña bi quoi en fait loolu mooy li nga xam moom mais si beneen sens bi tu as quelqu'un qui te dit que ni bàyyil wax bi te nga job mooy maanaam noppil te nga job quoi liggéeyal ñu dem si li nga xam moom moo di xam nga mooy maanaam woote la quoi mu ngi rappal gars yi mooy maanaam nit ki boo ko woowee mooy ça veut dire que ni joxoo ko cër quoi wala toll nga ko foo xam ne yaa ko supérieur bul biddanti quand il s'agit de bul biddanti dañu naan bul nelaw Sénégal dañu am benn genre jargon benn expression boo xam dañ koy utiliser mooy maanaam street bi quoi bro bul nelaw mais fii bul biddanti mooy maanaam bul nelaw bay biddanti en fait bul rënk say projet bul nekk di togg loo xam ne dafa bëri génneel quoi balaa ngay biddanti en fait balaa temps bi di la raw quoi bul biddanti mooy maanaam musique dafa toll foo xam ne dafa am benn évolution kon bul nelaw bay biddanti boobu nag mooy bul biddanti ñëwal xam nga dóor li nga xam moom moo di sa projet nga nekkaat si yeneen style nga nekkaat si yeneen business parce que musique léegi day avancer. ok gars comme conclusion bon il faut savoir que l'album c'est du pur ego tripping ego trip la
et c'est normal il y a beaucoup de personnes yu naan bon Jay génne na album bu dope album bi nice na mais il y a trop d'ego trip gars yi man personnellement sama pensée laay joxe quoi après nag ku si nekk yaay décidé noo ko xalaatee quoi parce que musique la dina am ñu koy jox ñi gis percevoir que nii ñeneen percevoir que nii mais man personnellement je crois que ni un artiste comme Jay avant que mu lay commencer jox thème avant mu lay commencer jox li muy wax avant mu lay commencer jox lenn il faut mu commencer la wax moom mooy kan tey jii nii man je crois que la majeure partie des artistes yi nga xam ne dañuy commencer thème c'est pas trop risqué man je crois que c'est trop risqué parce que boo si xasee ba dugg rek mënatoo génnee leneen loo xam ne gars yi maanaam di leen mën a impressionné quoi kon de ce fait tey jii nii booy def sa premier album un artiste selon moi buy def premier album normalement dafa war a nekk benn album boo xam ni bien vrai que ne mën na si dugal li nga xam ni moom moo di thème mais thème yooyu ça doit parler de ce qu'il voit ça doit parler de ce qu'il vit ça doit parler de nan lay gisee monde bi en fait maanaam présentation am lay joxe maanaam premier album c'est pas benn mixtape bi nga xam ne tey jii nii comme ni ko Yurban waxee mixtape boobu noonu artiste bi day ñëw wane li nga xam moom moo di day déliram parce que l'album ak direction artistique y a beaucoup de choses yoo xam ni moom ngay présenter en tant que artiste kon de ce fait tey jii nii su ma doon nangul ni Jay ok def na li nga xam moom moo di album Ego Trip man à 100% laa ci nekk parce que tey jii nii bi mooy premier album bi mooy premier projet wax dëgg fa yàlla mënu woon def dara loo xam ne lu dul Ego Trip que ça soit moom que ça soit bépp artiste boo xam ne da ngay def premier album ce premier album ça doit être benn genre thèse ça doit être benn genre dissertation si sa vie wala sa vision wala sa carrière lépp li nga xam ne moom nga war a def c'est comme Waydi ni mu koy waxee rek Waydi nee na cypher normalement ça doit définir en 16 bars li nga xam ni moom moo di sa carrière quoi en fait et c'est ça loolu mooy li nga xam ne moom moo di aussi tamit premier album un premier album doit être normalement quelque chose qui parle de l'univers de l'artiste, l'image de l'artiste, type de l'artiste, style d'artiste, tout ce que l'artiste doit proposer dafa war a nekk si li nga xam ni moom moo di album boobu noonu. léegi nag mënuma def chronique te du ma si gis défaut lenn rek laay jox défaut comme J21 et d'autres artistes yi nga xam naa dinaa xuloo ak ñoom si loolu quand vous avez un projet faites le maximum ba nga xam ni les chroniqueurs les animateurs képp koo xam yaa ngi si monde hip hop bul xeeb kenn. faaw mu am ci faaw mu jot ci bu la jegee faaw nga wuyu ko pour mu mën a am information balaa ñuy dem débattre wala ñuy wax leneen loo xam ne xëy na yow après doo ko gis ok dinañ joxe suñu opinion mais dinañ joxe benn affaire yoo xam ne seulement artiste bi wala staffam wala direction artistique bi ñooñu mën a jox loolu kon gars yi gën leen ouvert gën leen ubbi seen bopp gars yi gën a mën a accéder surtout ñi nga xam ne jox nga leen li nga xam moom moo di benn crédibilité en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo The King The GOAT Hall of Fame Lord West yeah pa 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 Bàyyi ma nekk sama bopp bàyyi ma nekk sama bopp yaa parce que nekkoon suñu mbokk grip paaw paaw yaa bàyyi ma nekk sama bopp bàyyi ma nekk sama bopp yaa parce que nekkoon suñu mbokk grip paaw